ni nga ko waxee nii am na sax ay borom xam-xam yu jàpp ne góor bu demee bay maase wu si jigéen day fekk ne que peut-être réew ma yëpp amul masseur wala ay masseurs rek lay am ndax toll na foofu noonu si wàllum interprétation gis-gis. waaw mooy moo ne am na question yoo xam ne Sonko moo ko mën tontu. non man jënd naa Sonko sax maa ngi si général. ci général rek voilà mais dama bëgg xam nga il faut ñu recadrer waat débat bi parce que dafa am loo xam ne communication bu grave la parce que ñuy bàyyi ci biir xeli nit ñi parce que léegi dama koy dégg sax nit ñi mënuñu wax ne dara amu fa c'est une très mauvaise communication parce que dafa am lu muy bàyyi ci xeli nit ñi mais dinañ ñëwaat parce que loolu ci cas Sonko particulièrement la mais daal ci l'islam daal jigéen ak góor moom dañ leen di moytu pour ñu daje comme ni ko oustaz bi waxee effectivement yonent sallallahu alayhi wa sallam alayhi nee na fu góor ak jigéen wéet seytaane moo leen ñetteel amen beneen riwaaye bu ne sax am na mbaxan moom seytaane yi solal góor ak jigéen bu ñu wéetee te bu leen ko sonalee il faut ñu mu yàlla bari na ay riwaayaat ay hadis yoo xam ne bokkuñu ay siyar muxtalifa la yoo xam ne si benn bu ci nekk ak ni nga ko waxee mais daal dañ leen di moytu góor ak jigéen daal surtout bu ko araamee jigéen du nuyu góor du nuyu jigéen góor du wéet ak jigéen su fekkee ne xaraam na ko góor du waxanteeg jigéen wax yoo xam ne si dafa jëm ci wax yu nooy wala yu mel noonu yooyu yëpp daal l'islam da koy bañ a. kon sama gars yi li ñuy nekk ci whatsapp bi parfois. di waxante yenn kàddu yu nooy yooyu. nga xam ne mën naa yóbbu xel fu ne yooyu daganul. voilà mais massage ci boppam daal contact corporel entre góor ak jigéen dañ koy moytu. en aucun cas su fekkee nag dafa nekk loo xam ne ittiraar la comme ni ma ko expliqué comme gynécologue yi nga xam ne góor la ñuy doon di seet ay jigéen ay yanam am na foo xam ne bërëb yoo xam ne boo demee gis jigéen ñuy matu góor ñoo fay nekk day nekk loo xam ne si ay circonstances yoo xam ne si du voilà du contrainte lay doon daal su boobaa l'islam amu ci abi. jërëjëf merci beaucoup oustaz su fekkee am na loo ci dolli wala laaj boo ci laaj rek ci wàllu woowu parce que finalement waxtaan wi moo ñu pousse ba yóbbu ñu directement ci wàllu diine te moom lañ bëggoon a tëjee waxtaan bi. mais ñu wëyal rek ci wàllu woowu tey ji yow su fekkee am na loo ciy dolli par rapport ak xadis bi ak contexte bi ñu nekk ci réew mi parce que li may wax chaque jour l'islam dafay méngoog jamono nu muy doxee te lu ne am na ci xalaatam wala am na ci ay digle wala ay tere. yu tey nay tontu question rek léegi man li ma koy laaj. surtout ci jamono ji nga xam ne dafa nekk actualité muy sëy yan charte lañ koy takki. ñett moo ci mënul ñàkk déggoon naa ko ne ci ab télé ne ma des na tëgg sëy xuma sax nu mu ko ci waxee TikTok la mënul nekk parce que bi suñu borom di wax daf ne fankihuhunna bi izni ahlihinna wa aatuhunna ujurahunna bil ma'ruf takk leen ci seen ndigalu kilifa yi mu ñëw ne non dégg naa sax yeneen commentaires yi non jigéen mu ma sëy wala mu ma tas mun na bàyyi déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ayu mamra'atin nakahat bi ghayri izni waliyiha fa nikaahuha baatil képp ku ñu mayee ci lu ndigalu sa kilifa sëy boobu c'est baatil dañ koy waxee ci wolof neen la baa ma ko muy ñetti yoon kon ala kulli xaal sëy mënul nekk ci lu dul ndigal mooy kilifa sëy mënul nekk aussi ci lu dul can nag l'islam présente na ko plusieurs fois man nga ko lepp man nga ko nangam bari nay xeet mais daal ala kulli xaal il faut mu am can il faut mu am kilifa il faut mu am seere ñett yi daal mënul nekk si. est-ce que moom muy laaj wax loolu mën ñu ko nangu benn lu mu wax lu baax ni ñu jafeele sëy moo tax mooy ju bari. loolu commentaire la l'islam nangul commentaire inna diinana mabniyun ala naql la ala mabniyun ala naql la ala munasir aql du lu naan noo kon lii moo indi lii wala lii moo indi lii wala lii moo indi la l'islam moom maktub mooy liñ bind rek loolu la. ok jërëjëf ci wàllu woowee am na tamit ci commentaire yi comme li nga wax ba léegi am na ñu jàpp ne sëy bi warul compliqué ci amal gi ndax bu compliqué wala mu jafe wala mu bëri yoon yu muy jaar pour mu am mooy waral nag day favoriser njaaloo finalement. moo tax est-ce que ci xel nanguwul tamit li sëñ bi waxoon ca plateau télé ba que nu mu gën a yombee rek mu gën a baax. déedéet pas nu mu gën a yombee mais mënul gën a yomb noonu am kilifa. mais dem ci ko amul kilifa yàlla ñu ci yàlla musal. can mais il faut que góor jox jigéen dara suñu maam Adama sax dafa canoon suñu maam Hawa bi ñu ko bëggee gis avec séduction pouvoir féminin bi am dafa bëgg a songu
mais suñu borom da ko ne il faut nga can ko il faut nga julli ci Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc can mënul ñàkk ala kulli xaal can mënul ñàkk bi ci toppaatit mooy kilifa mënul ñàkk témoin mënul ñàkk lan moo gën a yomb loolu léegi nag lan nañ bëgg nag. léegi kilifa yi bañ a maye nag kon loolu lu ñu leen di wax lu leen lislaam wax. bon kilifa yi bañ a mayee am na ñu daañ bañ a may effectivement léegi néew na nag lu ñu koy seet parce que day fekk mu nekk mudminul xamr Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa tuzawwiju bu leen may seen doom ab sulaar c'est interdit yooyu Yonent bi aaye woon ñu maye ko ñu ngi fi mais dañ ko seetatul léegi dañuy seet est-ce que sëñ Mouhamad yor na xaalis sëñ Mouhamad fan lay liggéey wala yooyu c'est-à-dire que considération yooyu la l'islam ay mais am na effectivement Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu leen may kii catégorie bii bi toppaatit mooy ab jullit bu jigéen di su ko may ku nekkul ahlul kitaab mushrik wala tankixul mushrikaati xataa yuminna wala amatu muminatun xeeru min mushrikatin wala wa ajabatkum wa tankixul mushrikina xataa yuminu wala abdu mumin xeeru min mushrikin wala wa ajabatkum léegi am na sëyu tubaab ñëw rek gis ab tubaab nga bëgg ko nga dem ñu may ko ñenn sax tubaab yi léegi dañ leen di pousser pour que ñu tuub su fekkee ne dafa tuub uniquement tuub googu ngir am soxna si rek moo tax boobu aussi daganul. loolu nag nan ko mën a xamee. am na li nga koy mën a xamee mooy ñu bëri biñ delluwaatee rek ci seen jëf yi rek xam ne tubaab bi dellu na ci lim nekkoon lu mu gëm. voilà comme ça automatiquement bu ñu ko mayee ndaw si mu delluwaat ci lim nekkoon. mu delluwaat ci lim nekkoon donc ñu xam ne. kon boobu yoon sëy boobu l'islam tas na ko ci saa. day da koy tas. maye bokkuñu fi ñu nekk ndax mën nañ ko def appel vidéo. su fekkee ne. kilifa yi war a maye maanaam ñi war a takk sëy bi. ne bokkuñu fi ñu nekk ndax mën nañ ko def appel vidéo. waaw loolu yooyu yëpp day jaraat ay istimbaat. ma dolli ci can gi tamit mën nañ ko envoyé est-ce que. can gi mën nañ ko can gi moom looy jot lay doon. mën nañ koo def ci transfert d'argent yi xew yi. bañ na ko ba sax ajjur la ko fa atu na ujur loolu moom. moom nu nga ko mën a jotee rek baax na. beneen laaj bi pour ñu gën ko kii pour ñi ñuy seetaan pas pour yow. mais Absa li muy laaj mooy par exemple man Ahmed ma bëgg a ñaan Absa samay waajur ñu nga États-Unis waajuru Absa ñu nga France ndax mën nañoo def appel vidéo pour ñu mayee ñu. waa shahada waaye xam nga. lu nekkaale sama xel la nag. mais bul fàttee aussi ne l'islam dafa refuser technologie. ah bon. oui. oui science ce qu'on appelle science pas technologie bii de mais science laa bëgg a wax exemple am na ay genre application yu génn yoo xam ne si mën naa ci def 4 appel vidéo ngay gis genre ñu mel ne ay nit bu pare mën nañ bañ a nekk loolu am na application yoo xam ne si dañuy modifier nit ki mën na nekk góor sax ñu def ko jigéen am na application yoo xam ne si mën naa jël kenn def ko mel ne mu muuru comme ku ñuy maye. non mais bu nekkul situation boobu Ahmed foofu la waxee bu nekkul situation boobu. non est-ce que mën nañ ko def par appel vidéo. dama bëgg indi li tax l'islam refusé genre yooyu parce que genre yooyu mën na am faux lañ jàng daal mooy. na am ay seere fa in lam yakuna rajulayn fa rajulun wa imra'atan na ko seere yi fekkee su nekkul ñaari góor mu nekk benn góor ak ñaari jigéen loolu daal mooy l'islam kantaan nag développement. bi l'islam di exprimer loolu boobu vidéo amagul te appel vidéo ci technologie la bokk dafa nekk en cours de développement et en cours d'avancement or l'islam mat na al yawma akmaltu lakum diinakum wa raditu lakum islaama diinan donc l'islam mënatul accepter waat beneen paramètre parce que appel vidéo bi dafa nekk en cours de développement mën nañ dem ëllëg ba génne ay faux appel vidéo yoo xam ne si mën na génn te su boobaa it day fekk ne l'islam sujet ba pare moo tax l'islam du jël en compte loolu. kon xanaa bu dee demee na noonu kon ñi ñuy faj à partir de la technologie l'islam da koy dàq. non l'islam tey soo defoon échographie mu génneel ne la góor nga jur wér na ne góor la ba pare nga ëmb te sa borom kër faatu bala ñuy miraas dañuy bàyyi cëru góor même si su fekkee ne dafa génne jigéen nga ëmb duñ dépendre ci waxi technologie dañuy xaar ba mu jutu. kon l'islam daal dafa dàq lépp luy avancement scientifique ak technologie. mi ngi ba tey mi ngi ci weer bi tey amul benn. loolu di ñëw est-ce que loolu mën nga ko préciser bu leer li ngay wax ni l'islam dafa dàq science. waaw mais dafa dàq leer na loolu kay exemple. ma joxe exemple ci weer bi. non ci côté boobu weer bi waaw balaa ñu siy dugg dama bëggoon jox xam naa Maria ñàkkul ci wàllu takk gi wala ma jël question internet yi waaw après ñu dugg ci weer bi. oustaz dafa ma laaj ci l'islam dafa dàq technologie laa ko ne. technologie dafa nekk en cours de développement te l'islam dafa mat. comprendre nga foofu lañ sukkandiku pour ni. comprendre nga donc l'islam bi ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee
dafa wax ne yàlla nee na ko matal na ko bépp paramètre bu beesaat surtout paramètre boo xam ne dafa mën a am baatil paramètre boo xam ne dafa mën a am faux l'islam jël ko ni ko islam jàngalee exactement noonu lañ ko jël aslan mais du nekk loo xam ne nit mooy toogaat génne benn istimbaat ci xelam ne non kon léegi mën nañ ko def vidéo mën nañ ko def ci car rapide mën nañ ko def non il faut que ñu respecter l'islam ni mu wàccee. kon daal am lu ñu ciy sukkul mais nekkul xadis nekkul alxuraan. lu ñu ci sukkandiku ci lan. man li may laaj maanaam li ngay wax ni dafa am ci loo sukkandiku ni dafa l'islam nangul ko mais du lu aaye wala xadis. déedéet exemple xam nga dafa am loo xam ne xadis mënu ci wàcc parce que bi muy ñëw. fekk na xadis jeex na. ok jamonoy xadis lu bari dafa amutoon. loola loo tax ma indi kalima istimbaat. istimbaat boo demee ci ulama yi ak fuqaha yi ñoom dañuy génn istimbaat mooy kat benn question boo xam ne ñëw na mais léegi question bu bees la. léegi ban appréciation la ko lislaam soit day am ixtilaaf fi ba'd al ulama soit mu am ijmaa ulama yëpp boole ci ñëpp dëppoo ci bari na question yu bëri ñëw ci lislaam loo xam ne si noonu la voilà mën naa ci limal 21 ok voilà Maria voilà gannaaw ba ñoo ngi si wàllum sëy ak li nga xamante ne moo di religion li may laaj tey suñu gan gi mooy lan lay reprocher code de la famille sénégalaise ndax dañoo déggoon ci émission bale di salon d'honneur nga doon wax ne que dafa nekk benn code boo xam ne dafa anti islamique te ba nga xamante ne ñoo ngi voté loi bi am na suñu ay religieux chef religieux yoo xamante ne d'accord ñu si woon moo tax bëggoon nga ñëw ci tuuti su mënee nekk. voilà boo xoolee code de la famille dama waxoon ne code la boo xam ne dafa inspiré ci religion chrétienne. bari na condition yu mu jox jigéen ci pouvoir loo xam ne si l'islam bu góor la ko jox. ar rijaalu qawwaamuuna ala nisa jigéen góor mooy kilifa jigéen ba ci doom jigéen jur su dee jigéen la boo demee ci code de la famille su dee xale la soo leen demee su ko yaay ji laajee yaay ji lañ koy jox. wa alal mawluudi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf li mu bëgg wax mooy mawluud mooy ku góor ki lañ jural comprendre nga ku góor ki moo ko moom ça veut dire que namp même bu ko yaay ji nampal su ko neexee sax day fayeeku papa moo koy fay code de la famille waxul loolu boo leen su fekkee ne xale bi rek dañuy xool yan condition la ak xale bi kan moo ko gën mën a yor ak xale bi ci kan la bëgg a nekk trois conditions yooyu la ñu doon niir su fekkee ne xale bi dafa toll ci nàmp dañ naan noo ci yaayam rek la mën nekk donc yaayam dañ koy jox or ku góor ki moo ko moom divorce soo demee ci divorce conditions yi mu jox jigéen yëpp ak pouvoir yi mu jox jigéen yëpp l'islam jox ko ak talaaxu li rajul góor mooy fase divorce moom ku góor ki rek moo mën a wàcc jabaram am na conditions yooyu nag yoo xam ne si code de la famille prévoir ko mais l'islam da ko prévoir exemple soo demee code de la famille infidélité cause la pour divorce su fekkee ne mën ko prouver or infidélité ci l'islam jafe na trop pour nga prouver ko donc moom oustaz xam na il faut mu am ñeenti seede yoo xam ne ay góor la ñuy doon te bokkuñu fu ñu jógee ay góor la ñuy doon bokkuñu fu ñu jógee te dañ lay fekk ngay def duñ la fekk nga pare duñ la fekk ngay waaj dañ lay fekk donc bari na une trentaine d'éléments yoo xam ne appréciation bi ko code de la famille jox ak bi ko l'islam jox du benn donc ala kulli xaal code de la famille amul dara lu mbokk l'islam absolument rien presque voilà. pourtant tamit am na ñuy naan buñ koy amal amoon na kilifa diine yoo xam ne ni amoon na ëngëb la bu yaatu bu amoon ba kilifa diine yi sax am si seen xalaat looloo waral tey jii ñu am consensus buñ si am tamit possibilité buñ jox ko góor ki mu nekk polygame wala monogame loolu yëpp tamit ak kilifa diine yi si àndoon jamono jooju ndax nekkul woon kon code de la famille bi mooy bu gën pour Sénégal. déedéet code de la famille mënul gën l'islam sëy ak fase ak nikah ak talaq yooyu yëpp l'islam daf ko jàngale bu mat sëkk te jàngaleem l'islam moo gën a mat soo xoolee yu ci ëpp exemple yu ñëw wax naa ko ci l'islam ci miraas wala ci góor ak jigéen toujours bu ñëw day dikkaale faridatan min Allah mooy loo xam ne suñu borom moo ko déterminé suñu borom moo ko jàngalee noonu ça veut dire que kooku permettre ci beneen avis mais ñun nag malheureusement appliqué wuñ l'islam ça aussi il faut l'accepter donc atteewuñu l'islam sëriñ yi fi nekkoon dañ ko refusé woon tout complètement ñu fi fekkoon dañ ko refusé woon moo tax Senghor jëloon ko bàyyi ko fi mosuñu appliqué code de la famille temps wu Diouf aussi Diouf appliqué woon presque temps Wade daal la ko Wade gënoon activé ñun opposé woon nañ ci bokk na ci 4 points yi ma gënoon wutaleeg Abdoulaye Wade code de la famille ci la bokkoon moom moo ko activé voilà mu nekk un code totalement inspiré à la religion chrétienne.
takk sëy si jumaa ndax dagan na. ah takk sëy si jumaa ndax dagan na. si juma. waaw mais ci juma kay lañ ko gën a bëggee su ma nee nekk juma kay moo baax. lépp lu ñuy def ci lu baax rek naafi la wala farata kay juma la gën a. ñi di sukkandiku si aaya boobu damay bañ. manes na ko jooyanti ma. oui anaaya. am nal masaajida lillah. falaa si loolu tad'uu la ma'a Allah. waaw si loolu la ñuy sukkandiku ne lu dul turu yàlla ak leneen waru faa jëm. waaw écoutez non lu dul jaamu yàlla. nañ xamee turu yàlla ak jaamu yàlla. yaa ngi may dégg xanaa bu dee loolu kon kenn du dem ci juma kenn ko maanaam kon exemple kenn du am guddi nga war a jàng alxuraan wala nga wéetal yàlla su ko defee nga dem ci juma ji fanaan du julli rek mooy jaamu yàlla moo tax il faut ñu xam jaamu yàlla ak tudd yàlla lépp lu ñuy def ci lu baax ci loo xam ne si yàlla lañ koy defal mais kay defal ko maanaam lépp lu ñuy def ci néegu yàlla kay moom lépp lu ñuy defal yàlla kay def ko ci néegu yàlla moo gën. ki doon wax dafa wax ne mën nañ ko def feneen furul ci jàkk effectivement oui daggan nañu takk say fu mu mën a doon mais nag koo def ci jàkk araam na loolu moom du l'islam ala kulli xaal nañ xàmmee nag parfois ñiy wax aussi ñenn ñi dañu am intention souligner un débat approfondir ko ku ne wax ci sa xalaat ñenn ñi dañuy wax buzz ñenn ñi dañuy wax pour agiter donc foog ñu xàmmee kenn ku nekk li nga wax lan la. Amar Khalifa Niass bala si def. dégg naa ñu koy saaga lu bëri parfois dinay waxee xam-xam parfois dinay waxee buzz xaw ma sax buzz laa ko mën tudde xaw ma daal wax loo xam ne daal du am ay asas diniya mais exemple. asas diniya maanaam mooy. c'est pas basé sur la religion. fondement religieux. merci Yacine. exemple maa ngi dégg démb ñu koy wax ci lu mu ne yokku kawar dagan na. ay greffage ak yooyu. déedéet non greffage oui. ah greffage dagan na. greffage dafa dagan. non moom dafa dagan de. ah déglu leen ma de. xam nga aussi moo tax wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam il faut nga jàng ijma. boo yemee ci sunna rek hadis yi parfois il faut ñu commenter ko. dëgg la. yonent sallam daf ne kii yokk ak kii yokkul. ñii ne ñiy yokk kawar bi la ñuy yokk. ñii ne non même boo tegee greffage da ngaa yokk waaye daal alwaasilaat wal mustawsilaat loolu daal moo araam léegi nag question yokk boobu nag posé est-ce que kawar bii la yokk est-ce que teef garab mais yëpp yokku la ala xal benn daglu ci loolu mooy dëgg. defe naa ajouté na aussi ne imam ajouté ne aussi ne nit mun na ànd ak jabaram ci koor te kenn du ci. non mun naa fóon. mën na ñoo def lu bari maanaam. suñ ko waxee ci tubaab mën nañ flirter. nit dina ànd ak jabaram te ku góor gi sax du fay plein corps effectivement oui dama bëgg aussi toujours bu wax aussi. dëgg ma. ne doo ci da ngay am comment dirais-je da ngay am maîtrise pour bañ ci am benn yëg-yëg. nit dina jëkk jabaram ci koor te du ci am bàkkaar te du fay. te foofu mi ngi war lan moo koy waral. ok très bien. daf leen daan question bi du ngeen koy njëkkante xaar benn rek ñu bennal ko xaar leen rek dina leer. fois nit tontu. lan moo koy waral waaw. jàngul xamul kii wax day waxe benn mustawa. boo xam ne il faut nga am mustawa bi mu am pour soog a mën a xam exactement lan lay wax. xam nga léegi ku dégg rek ñu ne dina sëy ak jabaram koor te du fay koor ñu ne waaye xoolal kii moo bon kii li mu wax du dëgg fekk li mu wax l'islam la mais li mu jàng yow mu ko bëgg a dindi yow jàng ko. exemple man maa ngi jógee Paris fa laa wooree ba koor gi jeex ba fa laa koree tey man woor naa ba wori naa tey Paris ma jógee fa ñibbi si tey fii fekk naa fi suma soxna bu tolloon baax ba juste mi ngi soog a set ci tàkkusaan su ma neexee ma dëgg. su dee soxna si dafa woor. non baax. soxna si dafa pare mbaax. d'accord journée boobu wóorul woor. moom loolu la ci jóg. non si parce que day créer condition yu tax yooyu mën a am. waaw loolu condition il faut que nit ñi tamit jàng tuuti. moom day jël exception pour àtte ko. non c'est que day indi lu rëy loo xam ne koo dégg ne effectivement des na jàngalee noonu mais li ma wax rek c'est une question de niveau moo tax ma ne wajawwazu tasihhu inda al-balid in kaana laa yufdal bi hadin fit su fekkee nit ki du comprendre il faut nga agiter ko leeral ko pour que mu mën a xam exactement lan lañ koy wax. toujours moom day wax ci suñu téere yi. mais ku woor. oui ku woor ku jógewul France jógewul nangam ku nekk non Sénégal dane ci koor ça veut dire que ci koor moo tax il faut écouter. loolu dane nit dina ànd ak jabaram ci koor ci Ramadan te fekk du fay
parce que ku góor ki bi muy ñëw moom nekkatul ci ramadan woor na ba woodi. kon que góor gu wóoratul. comprendre nga mais période weeru koor mais man ki mu nekk nii mi ngi ci ramadan waxul ne mu woor mais ci ramadan kii fekk na ko set na mi ngi soog a set tey wóorul tey mais su boobaa lan moo leen interdit. mais sëñ bi Dieng nag est-ce que loolu du bëgg ñu leeral rek parce Ok. que ci koor bu fekkee man Ahmed damaa jóge France ñëw séq ak sama soxna ñu ne ci koor man nekkuma ci koor c'est-à-dire est-ce que jar na ñu naan ci koor parce que man Ahmed nekkuma ci koor bañ naan ma ci koor déedéet non déedéet attention yow nekkoo ci koor mais Sénégal gi yàgg ci ramadan. xam nga bu ñu lay tere dara ci koor non misaal bi déedéet bu ñu lay avant ñu tere lay ci tere- koor day fekk nga ne ci bu ñu lay tere dara ci mbir day fekk nga ne ci non déedéet loolu sa xel la moo tax mu ne moom ci ramadan néewul ko woor de dana ci ramadan ci weeru ramadan effectivement weeru ramadan wi jeexagul. waaw léegi beneen wax bi ma déggoon Oui. ma laaj la ko parce que ci wax jooju noonu fi mu ci gën a soree ba indi woon polémique bi yëpp mooy bu ñu séqee te bu ñu séqee ñoom ñaar mën nañoo séq nekk ci woor te bu dara génnul yàqul seen koor maa ko noonu la waxee interviewé woon mu wax loolu. ndax loolu mën na ne Sénégal. waxoon na ne mën nañ fa xam nga dafa am loo xam ne. non flirté la wax ba àgg ci xaaral ba àgg ci fi ñu mënta tudd xaaral waaw bu dara génnul waaw. nee na yàqul dara seen koor dafa am loo xam ne respect la am loo xam ne mooy diine ku woor sa cër yëpp ñooy woor fa rubba saa'imin ma'a al-jamaa laysa fii siwal majaa bari na ñu woor ñoo xam ne amul suur bakkar parce que wooralu seen cër yi c'est-à-dire que boo waree kay sa cër yëpp war a woor mais nag aussi ñu xam lan lañ daganal ak lan lañ aaye effectivement dend ak sa jabar damay bañ a wax ay hadis ci ummahatul muslimin yi dend ak sa jabar ci koor wàññiwul dara maanaam nekk côte à côte comme maak yow ni ñu toogee nii voilà mais kantaan nag su ci lépp loo xam day indi plaisir duggee rek cër bi plaisir daa war a man loolu maanaam day nekk ci asbaab bi waaye nekk ci luy sabab koor gi dog. ah déedéet nag parce que ci dog koor asbaab yi dagg koor sëy moo ci bokk waaye nag ak waral cër yëpp aussi cër bi yëppal maanaam xam nga ci faratay koor dañuy wax yéene ak moytu loo xamante ni lépp day dog koor. maanaam fekk sa bopp ba nga xam lépp luy dog koor. lan mooy dog koor fan lañ sëy oui fan lañ bind waaw sëy mooy dog koor effectivement waaw léegi loo xamante ni nag loo xam yaa ngi def loo xamante ni mën nga dem ba ci sëy. jël na yoonu jël na yoon bi loolu laa bëgg wax. lool moo tax effectivement su boobaa dañuy xool borom xam-xam yi lan lañ dëppaloo am na xadis bu mu indi ne am na fi soxna yi ku ne moom doon na nekk ku baax ki jamono ko yaakaar naa wax na xadis boobu dafa am loo xam ne nag man par respect du ma si yegg mais daal den ak sa soxna ci koor wàññiwul dara flirté tamit wàññiwul. flirté moom mooy fonante wàññiwul dara Babacar wa- ñu wa- may Babacar mu ñëw non xaar leen maa non ngi ñëw attention nañ xamee nag nañ xamee nag recommandation ak respect Du benn. ak li dagan ak li xaraam waaye nag su fekkee ne nag fonante boobu aussi yaa ngi ciy am plaisir waaw. cër boobu am plaisir cër dafa dama ne normal nga yëg si dara nag. non waaw cër bi am plaisir dafa war a woor te su woodee gi mu ñëkk biir di woode noonu la cër yëpp yi woode mais xam nga l'islam il faut ñu tàqale ko bañ ko joxe rek globalement ne lii la ba nit ñi xam ko mais nit ñi dañ ko xamul nit ñi dañ leen a woor rek te waxuñu leen woor lan la lan lañ ci autorisé lan lañ ci araamal lan lañ ci sib nit ñi xamewuñ luñ sib ak lu araam du benn araam mooy li yàlla aye sib mooy liñ bañ luñ sib du lu araam mooy li jekkul luñ sib amoo ci bàkkaar voilà mu xallilu mu xaram wallahu rab wallahu tabaraka wa taala lii dagan ak araam moom suñu borom rek moo koy lii fekk Babacar waaw man dama bëggoon ñëw ci ponk bi mu desandi woon moo di njàngaleem Ahmed Khalifa Niass ak ni ñu koy faral di nemmeekoo saa su nekk bu weer wi teroo maanaam njàngale yi ak façon yi nga xam ne noonu la koy amalee comme ni nga ko expliqué peut-être moom am na ma xam wala tolluwaay bi ni mel mais foofu est-ce que gisoo carrément que ni mën na dem ba riiral wala sax indiwaat beneen gisin boo xam ne nit ñi amoon nañ koy. pourtant man yu muy wax yu bëri dama koy étendre damay xam ne foofu la jëm c'est que simplement fi mu defee erreur rek mooy faqaati bi naas ala xadri aqulihim maanaam xadis bas dane nahnu maashir al anbiya dañ leen imposer pour que ñu wax ak nit ñi boroom xam-xam ci fi ñu toll mais soo fekkee rek
Mouhamed Diallo nga xam ne moom tubaab la jàng def journaliste nga xam ne laaj question politique kese la spécialisé ak Babacar nga ñëw ne noo koor nit dina ànd ak jabaram ci koor te du fay du am bàkkaar moom su génnee day dof loolu mën na ko yàqal ndax parce que mën na gëm loolu dëgg la ba tax mu def ko neen or xamul ci yan condition lañ koy def donc moo tax Ahmed daal li ma jàpp ne moo gën nekk problème mooy day wax ak nit ñi ci niveau boo xam ne xëy na moom jàng na l'islam ba jeexal ko wala ba sori na ci dinaa dégg nit ñu laaj ko mu ne non loolu du ko ci l'islam loolu ñàkk maanute mënul passé loolu gis nga moom Alaaji Malick dégg naa sëñ Sam Mbaye rahmatullahi alayhima wa rabbi anhuma biñ ko laajee ci l'islam ne ko est-ce que ci l'islam la dane jeexal l'islam pour xam lu ci bokkul dara baran oo mën a wax ne lii bu ko defee nga jeexal ko su maam Alaaji Malick jeexalul l'islam nag xaw ma ko jeexal l'islam ci àdduna wala boog loolu jàngale na ko ngir wane ne kuñ naan da ngaa xam da ngay maam te ami limite mais nangam bokku ci wala kii li wax du dëgg nañ ci teey ma dem ci absolument danaa la koy laaj ci affaire Ahmed maanaam moom naka la ko gisee toujours bu koor ñëwee mu indi ay débat yu polémique lan nga jàpp ne moom mooy jubluwaayam jàngale wax dëgg yàlla su ma ko defee damay suñu nit te Ahmed xaw ma ko Sidi Lamine Niass mi gënoon nekk suma xarit Ahmed dem naa dogi këram invité na ma 94 c'est pas mënatuma wax at bi daal dem naa dogi këram waaye daal xam naa li wax daal borom xam-xam la effectivement xam naa li muy wax daal jàng nañ ko ñun ñi lenn li pas lépp lenn li am na loo ci xam li muy wax daal am na loo ci xam xamoo li ma ci comprendre it du ma ko xas du ma ko saaga waaye daal jànguñu ko te loolu ku ne nga droit am sa ñu jeexal faat boobu yëkkati problématique code familial bi te bañ koy yëkkati itam dafa am beneen bu jugaale muy wàllum avortement médicalisé ndax jàpp nañ ni peut-être jigéen bi nga xamante ne baayam bi ko jur moo ko sàkku ba tax mu jëlee ci li nga xamante ne bii mooy doom war nañ ko mën a éviter yenn supplice yi loolu daal l'islam ak Donald Trump ñoo ci bokk position l'islam ak Donald Trump ñoo ci bokk position mooy daal képp ku avorter nit daal de manière volontaire na nga xam ne ab criminel nga xam ne laa war a suivre. waaw Trump de noonu la ko waxee. lii rek la. dañuy jàpp ko rey nit. jërëjëf Baba kii. ok même bu nekkee viol parce que tamit loolu da nga ko doon teg ay conditions bu nekkee ne viol la. wala boog bu nekkee ne grossesse bi day menacer la vie. sa santé. waaw la santé de la mère su boobaa ictiraar day ñëw. ictiraar mooy contrainte mooy kii bu juddoo kii de. contrainte waaw wala beneen bi ma toll ci mais wax est-ce ci que bàyyi condition ko violé ba kooku jigéen ji amul ci bàkkaar te amul ci responsabilité ci l'islam nag laay wax comprendre nga jigéen ji amul ci responsabilité warul nekk cause bu tax ñu def doom ci dara dañoo war a bàyyi doom ji juddu loolu su ko reyee nag moom moo bañ gàccaam wala moo bañ mooy am ay considération yu boppam waaw koo xamante ne sa waajur non non je vous parle de l'islam rek comprendre nga xam nga nit ñi dañuy bëgg a génnee civilisation occidentale ñuy indi ay aada ñuy indi ay sentiments personnels mais l'islam moom l'islam rek la kese beneen bi ci condition yi ñuy teg mooy ñi nga xam ne yàlla dafa jël seen xel ñu nekk ci mbedd bi nit fekk leen fa góor séq ak ñoom ba ñu am ci doom mu leer ñëpp ne doom jooju duñu amaana duñu mës a xam kuy way jur wu góor wi wala amaana buñ ko bàyyee kooku noonu dafay indi jafe-jafe ci yarinu doom bi yenn saa yi boo bàyyee sax mu juddu pour nga dem jëli ko ci kooku nga xam ne yàlla dafa jël xelam loolu beneen coolo bu rëy ci diggam ak population bi moo tax nga bëgg ko rey waroo bàyyi mu juddu non man reyuma kañ man damay laaj man kañ reyuma dama ne ñoom bokk na ci condition yi ñuy wax googu condition boobu tamit nu ci l'islam àtte ces conditions ne sont pas nullement valables teewul kooku day juddu am bakkan comme ñoom comprendre nga maanaam daal kenn warul dégg naa Ahmed muy wax ne wala du zina doomu njaar mu ne dara jotu ko xaw ma mën na koo nekk amul bu problème nekkee si viol la bu nekkee si viol la judd non wala du zina yëpp ci loolu lañ juddoo doomu njaar quoi koo xam ne judduwul ci sëy képp koo xam ne ci sa judd képp koo xam ne juddu woo ci sëy rek mais effectivement ku juddu sëy kay am na statut de l'islam mënul nekk imam am na sax ñu du dem àjjana ku judduwul ci sëy du dem àjjana laxaraaf lay dem biñ ne xale bi moom deful dara parce que moom yaayam ak baayam ñoo coupable déedéet dañ ne mooy waladul ladi xaraka yaani bil ma'siya yëngutu na ci ak mooy yàlla mooy yàlla googu ci la ñëw bëgguma ko wax comme ni mu nekk daal mais du nekk imam ñenn ñi du dem àjjana defe naa
am na benn magu olof sax bu koy juróom-ñeent ñu aljannate duñ dem sawate fitna alim du ragaloo te nay ak jom du duut ci njàllo wala du zina tudd ci arab am na statut ci l'islam voilà. ba tey ma des ci avortement boobu noonu kon li nga xamante ne moom la nit ñi di faral di wax teg ko naan dañ ko teg ci diine ne tant que avortement bi nekkul après 120 jours yi parce que dañ naan ni c'est à partir des 120 jours la ñuy insuffler lam. 120 jours mooy 3 mois. waaw 3 mois donc avant période boobu noonu boo defee lii di avortement nekkul meurtre kon loolu dañ ko war a dàq itam. nekkul ma yow yaa ngi may wax loi wala école islam non dama ne li ñuy faral di wax déggoo li ma wax ni ñuy faral di wax li nit ñi di waaw li nit ñi di faral comme voilà comme xam nga nit ñi dañuy faral di wax naan nee naa la nit ki bu ñu ko ëmbee bañ xam ne gis nga suñu borom miy wax da ngay xool processus bi inna xalaqnaakum min turaab summa min nutfa summa min alaqa summa min alaqatin mudghah aw ghayri mudghah summa kasawnahaa lahman donc le fait que mu xës nekk mu doxa nuñ koy waxee lumbu deret buy jëm pour nekk nit soo ko reyee nit nga rey Arabie Saoudite boo fa jamee koo xam ne si da nga ko rey te fekk mu ëmb ba ëmbam ne ci étape boobu dañ lay sujet meurtre de personne. damay ñëw ci Oustaz may ma rek baara balaa ñuy continuer ci ponk bi parce que il faut ñu def benn courte pause yow am nga question donc baara man sama laaj dafay ñëwaat ci côté ñaari laaj laa am benn bi dañ koy jëmale ci ñi nga xam ne ni ñoo nekk di sëy nekk ay jigéen bu ñu xoolee ñu ci bëri dañuy nef te dañ ne nef dafa di loo xam ne dafa metti dafa doy waar aussi tamit ndax ñooñu noonu ndax diine l'islam autorisé na leen ñuy def li nga xam moo di planning parce que am na ci ñeneen ñoo xam ne dañuy utiliser ay garab ñeneen ñoo xam ne dañuy utiliser aussi tamit li nga xam moo di nañ ma baal ci kii bi préservatif ak yooyu ndax diine nangu na comme déet beneen affaire bi tamit est-ce que tamit fi ñu toll nii ak fi technologie bi toll ak dégradation des mœurs ak sénégalais yi wala monde bi bokk loo wax rek ñu utal ko beneen lay est-ce que jotul tamit prêcheurs yi tamit delluwaat ci jamono wala defaat ni nga xam ne noonu la ñoom si tàmbay daan wax rek waxtaane askan wi dañuy boole yu bokkul li indi loolu lan la est-ce que santé la moo tax nee naa la su santé duggee rek ictoral day dugg wala boog dañoo ragal ñàkk ndax doom yi su bare comme ni ko certains organismes internationaux yi di théoriser wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaq nahnu narzuqukum wa iyyaahum wala taqrabul faahisha maa zahara minhaa wa maa batan bu leen ray bu leen enclenché benn processus bu jëm ci ray bu jëm ci seeni doom parce que da ngeen ragal ñàkk je vous parle du Coran nahnu narzuqukum wa iyyahum moo nekk l'Araf nahnu narzuquhum wa iyyakum moo nekk l'Isra yi ça veut dire que takraar bu ko suñu borom def day wane importance su laay ji dara lu daan permettre parce que su ma defee lii suñ màggee wala dañuy bari wala du ma leen mën a yor c'est écarté par l'islam ittiraar day dugg fu moom turagee raba wala at ittiraar bu ko see ñëw rek mooy loo xam ne si yow amoo ci choix du sa préférence mais noonu la demee te soo ko defee mu gaañ keneen su boobaa da nga koy may nañ la nga def ko. merci beaucoup di jaajëfal képp koo xam ne mu ngi ànd ak ñun actuellement di ñu suivre ci plateforme Seneweb yëpp asu Aïcha parce que ci yow laa bëggoon a ñëw léegi ñu dem xoolu ji ndogu askan wi Aïcha. donc léegi mu ngi wax sax ci doom bi nga xamante ne dafa juddu maanaam judduwul ci sëy am na sax ay jàng judduwul ci sëy maanaam doom boo xamante ne waaw donc nit ñi dañuy faral sax di wax ay conférenciers ñoo xamante ne dañuy jàngale xam-xam ne ci islam la ñuy wax ne bés penc buñ judd bu ñëpp dekkee duñ dekkewaale ak bopp maanaam noonu lañ leen di xàmmee léegi man sama question moo doon est-ce que jot moom laaj ko oustaz man loolu mosuma koo jàng moo tax sama question mooy est-ce que jotul yéen ñi nga xamante ne ak tamit am ngeen xam-xam ak conférenciers yooyu ngeen xamante ne ñu ngi génn di passer ay messages parfois ngeen di def ay ndaje yi ngeen da ngeen di waxtaanaat parce que tamit waaw parce que tam bu yàggee doo xam koy gëm tey ki nga xamante ne bu génnee télé wax boo defee lii yàlla lakk la ku am xam-xam bu toogee ne loolu noonu amul wala li boo defee lii daganul ko am xam-xam toog ni la dagan na bu boobaa doo xam koy gëm donc est-ce que jotul yéen ñi am xam-xam ak ñeneen ñi conférence yi yëpp ñu dajaloo waxtaan parce que da ngay gis parfois benn catholique bi xamante ne danaan la man bëgg naa embrasser vraiment religion musulmane mais yéen seen safara bi daa bari
loo wax ñu ne da ngay dem safara loo wax ñu ne da ngay dem safara te am na si yoo xamante ne damay dégg borom xam-xam ne lii amul ay conférencier di toog télé ne boo defee nii yàlla da lay lakk. waaw xam nga lii Ahmad Khalifa wax na ko tamit am dëgg la muy dégg presque ku fee di ko ne ñu ne oustaz la. ça c'est une question. il faut ñu xam ne islam ixtilaaf la. amul ci benn rek koo xam ne noonu la ñuy wax rek ñëpp ànd ci. wuute. ixtilaaf tabia la ci l'islam parce que at tanwiya yaati min at-taksir. da ngay wax wuute pour ñu mën a comprendre. ah oustaz kon dama dimbali mooy dafa bari divergence. waaw ci dafa bari l'islam wuute waaw. kii day wax lii li la oustaz miy wax mën naa ko dindi li ma wax oustaz mën na ko dindi kenn day dindi li Ahmed Khalifa Niass wax mais loolu lépp rek l'islam la du sawara wi moo bari mais effectivement ni ñu jàngalee l'islam ay période la dafa am ayatu taqwif ayatu tahdid loolu la ñuy wax ayatu sayf mooy ay yi nga xam ne si menace la day menace rek di dem am ayatu rahma nit ñi nag dañuy mélanger yii période yi la wàcc yii période yi la wàcc soo xoolee exemple ayat yi wàcc màkk yëpp suñ borom day digle rek li ëpp ci ayat yi wàcc madaniya yëpp suñ borom day tere donc il faut nga gis nag oustaz bu la mën a wax ne la lii la defal la tafriq indi la tafsilaat yëpp nu ñu koy waxee tafsilaat mooy ay détails yi ci nekk yëpp ba nga xam ne kat lii ci l'islam bi njëkk jële woon valable lii c'est permis lii c'est autorisé mais ce qu'il n'est pas aujourd'hui le cas da ngay gis rek koo xam ne si di jël ayatu taxwif rek ayatu sayfi rek naan rey exemple mën naa la jox benn exemple tey Arabie Saoudite boo demee l'ensemble lu ñuy fa contre régime ba ñëpp wala ñu fa bëgg a rey wala ku ñu jàpp ci drogue wala lii yëpp inna lazina yuhibbuna Allaha wa rasulahu yas'una fil ardi fasad ay yuqatalu aw yusalbu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min xilaaf aw yunfaw min al-ard donc dañ naan rek kii yas'una fil ardi fasad ci lañ koy dugal mooy il a participé bu doon fi ñu ne association de malfaiteurs dañ koy rey. merci beaucoup dañuy des ci sujet bi dañuy def benn dugg jénn bu sew rek astu. sama tontu leerul ci yow de parce que xëy na kalimaat yi ma baat yi ma utilisé. baati arab la yu ci bari. voilà dama bëgg a wax ne rek ci tënk problème mu ustaas lañ am. ku nekk ak ni ngay jàngalee. c'est le problème pédagogie. pédagogie exactement tableau bi boobu effectivement oui. donc mais daal du suñ borom moo soxor mais période yi ñu jàngalee alxuraan moo bokkul parce que ci durant 23 ans la wàcc yonte bi 23 ans la fi nekk mais bépp aaya bu am rek ñu wax la ko nga tiit ci mën nañ la wax ne la aaya bi day xuppe rek wala aaya bi kat day tiitale rek mais wala aaya bi am na beneen aaya bu wàccaat ginnaawam bu ko remplacer boo xam ne si aaya bu gën a. mais est-ce que mën nañu gëmandoo yëpp. dama bëgg ñu dem pause après ñu ñëwaat parce que. ma jox la benn petit aaya rek mu dem benn petit verset exemple az-zani la yankihu illa zanin aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika ala al-mu'minin oustaz tey boo ko doon fii tey soo ko actualisé mu posé problème. est-ce que ku ne ni ngay dégg alxuraan la. parce que jàngale nañ ko juróom-ñaari yoon yu bokkul. mais alxuraan nag moom bariwul ixtilaaf. waaw man ci xadis laay ñëw. xadis am na dama ko may. daf leen naa c'est-à-dire comme déggoo leen jat micro bi dafa sonal ñiy seetaan actuellement il faut ñu dem pause ñu defar donc merci as léegi dugal